mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV dalee nag jàmm ci biir jotaayu xibaar bokk na si li si gën a fës Sénégal am na beneen ñetti nit bu faatu ci coronavirus tey ci àjjuma ji la am ki faatu nag góor la toll woon ci juróom benn fukki at ak ñett mi ngi nekkoon ci l'hôpital bu Ziguinchor mi ngi entré woon talaata fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu nekk ci bésu tey bi yeneen juróom-ñaari nit am nañu Covid 19 ci ñoom ñooñee nag juróom yi dañu leen kaawal ñaar ñi xamaguñu fu ñu ko jëlee loole sax moo ëlëm waa kër docteur fi mu ne nii ndax li ñu di PK communautaire dem na ba egg si fanweer am na nag ñeenti nit yu wér loolu lépp daañu si teewlu Abdoulaye Diouf Sarr mu ñu dénk wàllu wér gu yaram. ci biir xibaar yi daañu dem ba marché Colobane foofee nag ku fay dugg faw nga sol masque ci juróom benn yoon yi fi ñu fay duggee yépp dañ ay agent la ñu fa teg ngir ñu saytu lu ni mel mu doon nag mbégte ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci njaayu masque. coow li am ci ndimbal li ñeel dund bi Mansour Faye mi ñu ko dénk andi na si ay leeral li ko dalee tànneef li jëm si ñu jëndee ceeb bi njëkk la ñu ko jëndee ba si camion yi ka yepp camion yooyee sax ka yepp kenn si ñu si doon tudd di Demba Diop si tontu na xamle rek ne ñu doon wax ne duñu fayeeku dara dañu doon amal ay njuuj njàcc te moom mu yàqal leen ko loole nag moo sabab seenu mer yaatal bi nes gis lay doon. Sénégal am na ñetteelu nit bu faatu ci Covid 19 ni ki tey ci àjjuma ji la am moom nag góor la toll woon si juróom benn fukki at ak ñett mi ngi nekkoon ci l'hôpital bu Ziguinchor moom nag talaata ñeent fukki fan ak ñeent ci weeru avril la fa entré woon mu daal di génn àdduna ni ki tey ji gannaaw nag ba coronavirus tërale woon. juróom-ñaari nit yu bees yokku nañu ci limu ñi nga xamante ne ñoo am coronavirus fii ci Sénégal juróom yi dañu leen kaawal ñaar ñi xamaguñu fu ñu ko jëlee am na nag ñeenti nit yu wér suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér gu yaram ñu teewlu ay kàddu. Ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test. juróom-ñaar ñoo ñëw positif bon nag ñoo am jàngoro ji ci juróom-ñaar yooyu juróom yi cas contact yu ñu doon suivre la ñaar yi nekk ay cas communautaire mooy ñu am jàngoro ji te kenn xamul fu ñu ko jëlee mën nañ leen yëgal tam ne ñeenti patient yu newoon hôpital wér nañ ci bésu tey bi danañ leen génne ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñi ngi yëg tan bu baax ba mu commencé ba léegi ñetti téeméer ak ñeent fukki ñaar yu kaa la ñu jot fii ci Sénégal man ko déclaré ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yooyu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko bon nag ci suñu hôpitaux yi tey ñi ngi fay faj téeméer ak ñeent fukk ak benn patient. kenn ku ne si ñun war naa tiit ci li nga xamante ne moom la ñu dippee ay cas communautaire tey wéy di yokku toll nag ba léegi si ci fanweer loolee moo di kàddu Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wér gu yaram mi xamle rek ne li nga xamante ne moo di cas yi doon bàyyeekoo bitim réew te nañu leen ñu ngi leen di fàcc ñi nga xamante ne ñoo di ay cas contact xam nañu fu ñu ne ba di leen a ber waaye li nga xamante ne nag moo di ay cas communautaire moo ëlëm waa kër docteur fi mu nekk nii nekk ci yile commune itam Abdoulaye Diouf Sarr lim leen ñu teewluwaat ay kàddu. mais nag tey li ñu jaaxal te jaaxal ñu dëgg mooy lu ñuy wax cas communautaire mooy loo xamante ne xamuñ fu mu nekk mu ñu yot ñun ñëpp te man ñu jàpp situation bu bees boobu nag képp kuy père de famille képp kuy leader d'opinion war nga taxaw pour que cas communautaire boobu ñu taxaw ci mu génn réew mi ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi digle pour que ñu mën a takk masque yi bu baax surtout ñi dem ci bërëbu yi xamante ne liggéey dafay am comme marché yi comme transport en commun yi comme lieu public yi may wax ne maa ngi remercier bu baax a baax taskatu xabaar yi
di remercier administration territoriale si turu personnel de santé yépp ñi ngi leen di remercier di wax ne nañu taxaw bu baax pour respecter consignes yépp pour que Covid-19 bi mën a génne suñum réew. ñu dem ba marché Colobane foofee nag léegi ku fa bëgg dugg faw dangay sol masque si juróom-benn yoon yi nga xamante ne moom la ñu mën a duggee yépp la ñu teg ay agent ngir ñu saytu lu ni mel loolee nag doon mbégte ñi nga xamante ne ñoo di jaay ay masque taxaw ci buntu ya di xaar ñi di client yi Abdourahmane Ly Souleymane Diallo. kenn du dugg fii te solul masque ca Colobane la fu ñuy wax maquette mu di ndogal bu jógee ci maire bi ngir dakkal lawalu bile mbas di coronavirus bu yile agent war a fexe ba doxal ñu ngi bàyyi xel lépp luy dugg ak génn ci juróom benn buntu marché bi. ci kaw port passe obligatoire boobu du ci entrée bi kese parce que ci suba ba léegi ñu ngi wër ci biir ñu ngi wax ak commerçant yi leen sensibiliser ci port passe obligatoire bi ak lavage des mains bi moo tax ci suba ba léegi maa ngi ci biir marché bi di wër ak ñoom di waxtaan ak ñoom ñu ngi ci nag mais ñenn ñi soo waxee aw ma masque la ñuy def moo dañ waxtaan ci diggante communication bi ak le premier magistrat ñu xool naka lañ mën a def ba am ay masque yoo xam ne dañ koy yor di wër ci biir képp ku ñu xam ne amoo masque te nga nekk sa place ñu jox la ko bu ñu la ko joxee nag waxtaan ak yow bu ñu del suwaatee nag xam ne ñun waxtaan nañu yow jox nañ la masque bu ñu del suwaatee nag fekk defoo ko mooy dañ jël suñu sañ-sañu bopp ak suñu mën-mënu bopp sanctionné la. kafuñu si réewuñu si bi leen dogal ñëpp si bokk yem waral nag yenn si ay jaaykatu masque taxaw si buntu marché bi. fii ci marché Colobane bi moom jaay masque mi mu ngi fiy jar bu baax a baax. parce que gars yi dañoo baaree buntu yi yëpp buntu Colobane buntu boo dugg dañ lay wax ne boo takkul masque doo dugg waaw ko mënta doon boo ñëwee dañ naa la il faut nga am masque nga doog a dugg mais boo amul masque doo dugg. waaw loolu moo tax ma choisir taxaw fi pour comme damay jaay te ku ñëw dinañ la jëndaloo masque après bu ma taxawee boo ñëwee bu ñu la jëndaloo masque ma jaay la masque. daylu si li nga am na solo loolu. ki topp si njiitu marché bi d'accord na si bile ndogal ndaxte rek da leen di may si ñu mën a wëyal seeni ay activité bu ñu mën nañu bañ a tëj marché bi mais képp kuy dugg ci marché bi na nga tas ka max raxas sa loxo ak gel bi ak savon ngay doog a dugg ci marché bi parce que ku ko deful aussi tamit teg nañ fi agent yoo xam ne ku raxasul sa loxo takoo max doo dugg ci marché bi. mu ngi toog si kaw scooteram mu mel ni ku jaaxle bu mu gisee mbooloo mi wante nag mu ngi gànnaayoo maskam ngir mën a dugg ci biir marché bi. lu baax la idée bu rafet la tamit quoi parce que suñu bopp la ñuy aar man chaque fois maa ngi programmé loolu noonu moo tax man su ma ko dama koy dugal sama sac wala ma sol ko saay bu ma demee fenn dama koy utiliser. sensibilisation bi daanaka dox na bu baax ci bile marché nga xamante ne dafa bokk ci gën a siiw ci Ndakaaru. ñu àddu jëmee ci ndimbal li nga xamante ne dafa ñeel dund bi ki nga xamante ne moo di Mansour Faye jëwriñ ñuy dénk wàllu yokkute askan wi ak yemale gi daal dina si andi ay leeral tàmbalee nag ci ña ñu jëndee ceeb bi ña ko yóbbu ba si sax njëkk la ñu ko jëndee ñu teewlu Mansour Faye. Donc le 3 avril 2020 ministère jot na ci wàllum juróom benn fukk ak ñaar ñu nga xam ni wax nañ ni bëgg nañu jaay produit yi ñenn ñi ci juróom yëpp ñenn ñi. def nañu benn ñii ñaar ñii ñett ñii ñeent bañ demee ba xool loolu yëpp ñu tànn ñu nga xam ni ñooñu wóor enfin yaakaar nañ ne am nañ stock bi parce que def nañ déclaration te mën nañ ko vérifier waaye aussi ak le prix bu gën a yomb ñu gën a yombalee parce que dañu bëgg économiser état bi koppar su ñu jëlee wàllum ceeb bi ñeent ñu ci gën a yombalee ñu jël leen te bañu seen prix yu ñu proposé maanaam boo jëlee kilo bu nekk 275 francs la maanaam par kilo du ma sax tonne bi 275 000 waaye kilo bi 275 francs la donc ñeent lañu te bu ñu seetee moyenne des prix yu ñu proposé mat na ci 300 francs le kilo donc économiser nañu 25 francs par kilogramme 25 francs par kilogramme boo ko xaymaa sur 100 000 tonnes dafa war a nekk 2 milliards 500 millions de francs CFA yoo xam ne économiser nañ ko état bi ñeent yooyu nga xam ñoo gën yombale nag kenn ki muy tudd groupe Bambouk nekk Koungheul quartier Fass Cekkeen pour 1 milliard 375 millions ku ci topp maanaam beneen groupe bi muy tudd Avanti Sueur la nekk 152 avenue Lamine Gueye pour 9 millions 625 millions de francs CFA ñetteel bi Afrique Enco nekk 150 avenue Lamine Gueye pour 8 milliards 250 millions ñeenteel bi nekk comptoir commercial Mandiaye Ndiaye
nekk 7 rue Sergent Malamine par Escarfet pour 8 milliards 250 millions de francs CFA. ñu ne nag yéen ñu tànn bis buñ leen joxee maanaam seeni bon de commande may leen ñaari fan pour ngeen commencer livrer su ngeen livré wul ci ñaari fan yi dañ mën nañoo nanguwaat marché bi. donc ci loolu société bi nga xam ne moo ci ëpp lu ñu ko jox ci quota ñu jox ko bon de commande am te mu commencé livrer depuis le samedi bii passé maanaam le samedi 11 avril. ci camion yooyee ñu doon yepp ceeb bi nag kenn ci ñu ci doon tudd di Demba Diop Sy moom it yéey na si yàbbi daal di xamle rek ne ñi nga xamante ne dañoo waxoon ne duñu fayeeku dara ñoom dañu doon amal ab njuuj njaaj ba tax na moom nag mu ñëw yàqal leen loolu mu daal di sabab nag seenu mer ñu teewlu Demba Diop Sy si micro Khalifa Diakhaté. man tey ji mu doon def gratuité du ma laaj état bi essence. la ma la ko tere def la. non du ma ko def dama ko deful parce que c'est un cadre de travail. nit ñi am nañu y a des moyens qu'il faut mettre mais du ma ko def mais dinaa fexe ba état bi kenn du ko exploiter te loolu laa def moo gisee coow bi bari dama doon bañ ñu diil état bi loolu moo tax ñëpp mere ma mais ñi ma mere ñëpp garaawul pour man. voilà dama toj seen deal bu fekkee loolu la ñu bañ a dégg nañu jàpp ne que dama toj seen deal ñoom xam nañu man xam naa man ñoom ñuy wax ñëpp xam nañu li ma wax ñuy wax gratuité sax gratuité wuñu 62 camions ku soxla 1000 camions nga ne 62 camions laa am. mënu sotti Khalifa il faut que nit ñi wax boo xamante dëgg dama ne li ma def moo toj seen til loolu moo indi maire bi ak coow bu bari bi jóob si lii jóob si laa yëpp looloo ko fi indi du leneen. Sénégal mën naa bañ a jot li nga xamante ne ni moom la doon xaar lépp ci wàllu secteur bi nga xamante ne moo di bu minier loole nag la ki nga xamante ne moo di Aïssatou Gladima Siby Sophie Gladima daal di xamle ngeen jéggal ma moom nag mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllu googee mu nekkoon ganu matinal bu iRadio ak ITV ñu teewlu ko ci micro Cheikh Assana Fall Souleymane Diallo. On s'attend vraiment à une chute de production mais également donc une chute de redevance que nous devrions tirer de ce secteur. Sinon, les conditions de travail sont les mêmes, donc réduction du temps de travail, mais également confinement des agents. Bon, on a fermé le secteur d'orpaillage, mais sinon les sociétés continuent de travailler. Par rapport à la fiscalité, donc l'État du Sénégal est en train de voir comment accompagner les sociétés qui sont en souffrance, et également par rapport à l'investissement. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec des structures des ONG comment faire pour accompagner les femmes qui sont beaucoup dans ce secteur parce que l'orpaillage malheureusement est tenu généralement par via les gouverneurs et les préfets dans ces zones, notamment Kharefena et les autres zones de Kédougou, Tamba. Donc l'État du Sénégal va accompagner avec les vivres alimentaires. nguurub Sénégal dafa war a def kéem kàttanam ba daal di taxaw rek si jafe-jafe yi nga xamante ne mën naa juddu ci lorange yi coronavirus andi loole nag moo di xalaatu Mamadou Diop Decroix ñu teewlu moom itam ay kàddoom ci micro Cheikh Assana Fall. L'État doit insuffler. jamono jile nguur gi dafa war a dellu siwaat ci palaasam fañ ko doon xaar fa nguur war a nekk foofu la war a dellu siwaat maanaam su jaree buux mu buux su waree jàppale mu jàppale su waree tamit andi ay daan mu andi ay daan fi mu toll nii lépp loo xam ne soxla nañ ko ngir mën a am koom-koom gu mat ngir mën a jëm ca développement am nañ ko ci réew mi waaye loolee nguur gi moo ko mën a doxal du secteur privé du keneen li xew nag nekk na ab scandale boo xam ne ñëpp gis nañ ko nekk na loo xam ne ñëpp ñaawlu nañ ko waaye lenn la ñuy wax faaw nit ñi changer seeni xalaat xool nu ñuy soppee seen doxalin su fekkoon ci beneen période la dinañ am nenn nu ñuy taxawee ñun waa opposition bi waaye jamono ji benn xeex la ñu war a xeex mooy génnee coronavirus bi ci réew mi waaye li jëm ci mbirum mbuxum ak ñoom seen moom faaw ñu xoolaat nu ñuy def ba lépp tegu ci yoon. Nouvelle est que les uns et les autres le comprennent et se comportent de cette façon. féexal bu ñuy féexal yenn ci ay mbedd ak itam yëkkati ñenn ci ay nit yu fa warul nekk mu ngay wéy ba tey ci jamono gu nga xamante ne Covid 19 lëmbee na àdduna ni ki démb nag ñu ngi nekkoon ci dëkk mbedd yi nga xamante ne moo di Sandiniéry ak Thionk bokk ci commune Dakar Plateau Mame Abdou Kaye Kassé Augustin Mandon. rue Sandiniéry bu Sandaga moo ngi nokki bu baax ay waxtu képp gannaaw ba ñu fi amalee li nga xam ni moom mooy opération de désencombrement ak de déguerpissement. te nag kii di sous-préfet bu Dakar Plateau daal di koy jiite cantine yi magasin de fortune yi étal yi lépp nañ fi jëlee fii ci ruq disquette di ab marché bi nga xam ni jigéen ñi taamu nañ ko lool ñii di travailleurs de surface yi ñoo ngi ci liggéey bi ngir daal di koy nettoyer rax ci dolli daal di tonni suuf si loolu nag ci teewaayu coordonnateur adjoint bu département bu Dakar bu UCG
moom du ñu xamal ni nag liggéey bi yombul woon dara. liggéey bi yombul woon noonu tey boo xoolee liggéey bi pour ñu def ko il a fallu ñu indi au moins 2 pelles ak une camion te yaa ngi gis ni yeneen camion ngi taxawaat nii pour ñu terminer li nga xamante ni moom la ñu tàmbali dem te boo xoolee cantine ni ñu teguwee woon fii lu courant yi ñu doon traversé action yi ni mu demee nga xam ni que bon yombul woon mais quand même comme ñun amoon nañu habitude genre liggéey boobu mu génn nañ ko def sans problème. ci côté commerçant yi nag amul benn perte bi nga xam ne rek dañ koy ñaawlu bu ñu sukkandikoo si seen ay kàddu ñoom ñi le jotoon nañ leen a yëgal que ni dinañ leen jëlee file. li ko waral mooy feebar bi mooy corona bi nii bon maire bi woo délégué yi expliqué leen ni feebar bi bon mi ngi law ci Ndakaaru nañ jël ñun ñëpp suñu matuwaay bon bi ñëwee nag waxtaan nañ ñoom ñun délégué yi ñu fi dëkk ak suñu délégué yi fi nekk ak population fi nekk ñu waxtaan ak ñun waaw ñu jël suñuy bagage rangé nañ suñuy bagage jenc nañ ko quoi vraiment non yàqaluñ ñu dara vraiment ñëpp amul benn bagage yu jàmbur bu ñu fi yàq. sëñ bii nag ak i collègue am ñoom ñi xamuñu lan lañu war a def jamono ji ba tax na nag ñuy wékku ci maire bu Dakar Plateau. ñoom la ñuy déglu rek parce que ñoom li ñu santoon def nañu ko ba pare ñun def nañu ko. non promettre ñu dara waxaguñ ñu dara jël leen seen bagage ngeen jenc ko feebar bi law na def nañ li ñuy def quoi léegi bal bi ci seen camp la nekk rek quoi. conk di beneen voie bu nekk fii ci Sandaga te nga xam ni marchand yi naka noonee tamit askan wi taamu nañ ko lool foofule tamit daal nañ fay amal opération bi ni mel. opération de désencombrement ak de déguerpissement yi luñ si jublu rek mooy daal di tere li nga xam ni moom mooy regroupement yi maanaam dajaloo yi ngir su ko defee ñu daal di wàññi bu baax li nga xam ni rek moom mooy transmission communautaire bi. ñi nga xamante ne nag ay ndaw lañu doon it ay pharmaciens ñoom soobu nañu ci xeex Covid 19 am na nag ay solution hydroalcoolique yu nga xamante ne defar nañu ko daal di ko jagleel kër yi nga xamante ne ñoo gàlloo wàllu wér-gu-yaram niki tey jii nag la xew-xew bi amoon ci faculté bu médecine ñu daal si ànd ak Ndeye Mariane Gaye Niass ak Mafal Fall. ci biir laboratoire bi ci la ñu defaree ci anam yu mucc ayib solution hydroalcoolique bi. ndawi pharmacien yi nga xamante ne nii ñoom it dañoo bëgg a bokk ci xeex bi ñuy xeex ennemi bi nga xamante ne nii kenn mënee su koo gis te kenn mënee su koo jàpp muy coronavirus. diggante glycérine officinale eau distillée et oxygénée ak itam éthanol 75 degrés lépp rek jaar ci digle OMS fii benn ingrédient fàttewuñu ko ngir mën a am gel antiseptique bu baax te wóor. comme ngeen ko gisee nii lii dafay wone rek ne xale yi ñoom. li leen maanaam askanu Sénégal ak population sénégalaise di defal maanaam seen formation ñu ci contribuer parce que fay professeurs yi locaux yi ak loolu yëpp xaalisu Sénégal la donc ñoom dañ bëgg a delloo njukkal population sénégalaise moom moo tax ñu def lu mel nii. ay étudiants yu fi nekkoon lañ dellu si waat ñëw def seen collecte ñëw defar ay solutions pour dem maye ko ay population yoo xamante ni ñoo ko soxla di ñaan yàlla rek que population yi ñu koy jox ñu xam ni ñu koy utiliser te ñu xam ne également lii du li njëkk li ñu war a utiliser li njëkk mooy ndox ak saabu bu amul ndox ak saabu ngay doog a utiliser lii. mu nekk nag doxalin boo xamante ni nii ndawal ministère de la santé ak action sociale rafetlu na ko loolu ba noppi di am mbébét ak lëkkaloo ci seen diggante. ministère de la santé ba mu jotee bataaxalu Union des jeunes pharmaciens du Sénégal daf ci kontaan ndaxte boo amee métier muy pharmacien ñuy waxu garab donc dañ la ci war a dégg bu dee xale yi nag ñoom ñoo jóg ne ñoom dañu def seen doole ak seen xam-xam defara ay solution pour jox ko structure de santé yi ministère de la santé daf ci gën a kontaan. dinañ yaakaar ne dinañ continuer di liggéey ndaxte yéen mën ngeen a jàppale structure de santé yi. ay solution hydroalcoolique yoo xamante ni nii dinañ ko may structure sanitaire yi waaye itam population bi nga xamante ni nii pharmacien yi ñoo ngi leen di ñaan ñu def ci jëfandikoo bu mucc ayib ngir ñu mën a xeex te daan coronavirus. xarañte doomi Sénégal yi feeñati na ci li nga xamante ne moo di xeex gi ñuy xeex Covid 19 gannaaw gel yi nag am na lu ñu dippee noyyikaay mu doon lu artificiel lu ay polytechnicien dal di defar fii ci Sénégal Cheikh Assane Fall ak Sidi Niang daje nañu ak ñoom. gileeg bunt xàmmee woon nañ ko ci lu jëm ci mbiru karange waaye ak coronavirus gi dikk
ndaw yile dañoo soppi njëriñam ma su fekkee ne kaaraange gi dina wëyti ko doxal waaye bi la yoon jëmalewu ko ci nit ñi waaye ci virus bile xam ne moo tax ba ay junni nit di ñàkk seen bakkan ci àddina bi ci moom mi la njëriñu bunt bi jëm. bay dugg da ngay fomp say tànk boo ko fompee nga daal di dugg ci biir portique bi ubbi say loxo pour tàngoor wi muy am ci biir wër jëmm yëre yi nga xam ne boobaa tooke bu mu fekkoon ci wàllu virus mu dindi ko ci dàll yi fa ma dugg te taxaw fa di wëlwatiku dafa am eau de javel bu ñuy dosé à 12 degrés moom mooy tax li nekkoon sama dàll yëpp dee. ab bunt boo xam ne jëfandikoo ko yomb na loolee waaye ngir matal ko bëri na métier yoo xam ne dugal nañ ci seen loxo ngir mu mën a yemb. métier yi ci dugal seen loxo bëri na en premier lieu menuisier bi moom moo defar caisson bi nga xam ne mooy portique bi mooy recevoir ñun sunu appareillage électrique yi nga xam ne moom lañ mën a utiliser. Il y a aussi un menuisier métallique moom moo defar les grilles et autres pour permettre lumière bi mu mën a génn ci grilles yi pour chaleur bi mën a génn ak le peintre en dernier lieu. laataa nag ñuy mën a wasaare bunt gile fépp ci biir réew mi ngir mën a xeex virus bile ñoom ñi le fas nañ ko yéene yóbbu fële ca ESP ngir ñu saytu ko bu baax laataa ñu ko homologué. fi mu ne nii dañu dem gisanteeg waa ESP ak université de Dakar pour liggéey si ak ñoom pour que ñu def benn homologation ba nga xam ni lii ñuy yor day nekk alalu mbooloo mi alalu askan wi. Sénégal daan na wax ne dundu gile ku ci nekk waroo toog te xaar taw bi jàll waaye da nga war a xool nan ngay def ba mën a fecc ci taw bile bileeg wax moom dafa mel ne dafa méngoog jëfinu ndaw ñi ñoom ñi xam ne dañoo boole seen xarañteef xool nu ñuy def ba mën a jàppale Sénégal ngir mu mën a xeex Covid-19 bile xam ne moom ñuy sonal la. coronavirus ak ni ñu koy jëlee ci dëkk bi te duñu xam ana kan moo leen ko wàll njiitu réew mi Macky Sall daal dina xamle rek ne ñàkkul daañu xoolaat li nga xamante ne moo di waxtu yu ñuy amalee couvre-feu yi nee na nag xëy na mën nañu kaa tàmbali juróom-benni waxtu si ngoon daal di koy jeexal juróom-ñaari waxtu ci suba njiitu réew mi ngi yëkkati yile kàddu ci RFI ak France 24 ñàkkul daañu si dellu si waat suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu àddu jëmee ci ñàngale mi li nga xamante ne moo di coronavirus andil na leen ay jafe-jafe bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci école privée yi ba tax na nag kuréel gi di CUDOPES di sàkku ci nguur gi mu daldi leen a fay juróom-ñaari milliards yi mu leen a ameel ñoom ñag ab conférence de presse la ñu amaloon ni ki tey ji ñu daldi si teewlu ki nga xamante ne moo di Boubacar Dieng ma Augustin Mandon. Covid-19 ñëw yokku si yenn bi nga xam ne diisoon na lool si école privée enseignement supérieur yi boobu la yenn mu ngi nekkoon bor bi nga xam ne nguur gi war na koo jox ñii di école privée yooyu le rax si dolli ñàkkum pay weeruk njàng gi nga xam ni étudiants yi def nañ ko. jafe-jafe yu bëri lañu am jafe-jafe yu tar li waral loolu mooy nguur gi dafa jël di dogal dakkal njàng ci école yépp te xam ngeen ne boo loolu amee ndongo yi jàngatuñu seen parents duñu fay te loolu dafa fekk beneen jafe-jafe ndax nguur gi daf ñu yónnee ay ndongo yoo xam ne daf leen war a fayal te am na juróom-ñaari milliards ak juróom-ñaar fukki millions yoo xam ne daggal na ko école privée yi ne dina ko fay ci budget bi loolu depuis janvier ñu ngi doon xaar loolu génn entre-temps mbir mi ñëw jotuñu ci. CUDOPES di ñaan nguurug Sénégal mu taxawu leen lu ko mooy rek lu bari ci yooyu la école d'enseignement supérieur dinañu nax saay. li ñu koy ñaan pour jàppale école yi mooy bor bi nga xam ne juróom-ñaari milliards yi ak juróom-ñaar fukki millions yi nga xam ne prévoir na ko ñu génn ko ci lu gaaw te lu ñu yéex rek xeeb nañ ko parce que situation bi doy na waar trop foo leen ko natt rek dépassé na ko léegi bu loolu jàllee nguur gi nee na dina dimbali école yi ci fan yi passé sax wax nañu yónnee ay kayit yoo xam ne dina ci mën a sukkandiku pour dimbali école yi te li ñuy wax mooy dimbal boobu na ko jagleel école yëpp école privée yi nekk Sénégal yëpp ñi jàngal xale yu gën a tuuti yi ñu diggu doomu ak
ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci suñu école yi enseignement supérieur parce que privé bi yëpp moom moo am jafe-jafe à l'heure actuelle rawatina école yi. pourtant étudiants yi ñu ngi toog seen kër loolu moo tax mbir mi sonal nañu ndax école yi amatuñu benn dërëm pour mën a continuer di fay li nga xam ne war na ko fay. école privée d'enseignement supérieur yi itam di sàkku ba léegi ci nguuru Sénégal ci mu boole leen ci suspension fiscalité bi muy amal boole leen itam ci ndimbal gi nga xam ni yenn banques yi nañ ko amal. nguur gi li mu ne dina baal impôt dina aj aussi yeneen impôts yi loolu aussi mu def ba nga xam ne école privée yëpp yi nekk Sénégal yëpp donc dinañ ci mën a gis seen bopp dinañ ci mën a bokk. beneen fànn bi mooy que nguur gi nee na dina yóbbu ci banques yi def naa ñaari téeméeri milliards pour que banques yooyu mën a jàppale ñëpp ñi nga xam ne mbir mi feebar bi crise bi daf leen laal bu baax te xam ngeen ne état bi xam na ñëpp xam nañ ne ci ñi ñu gën a laal ñun école yi ci lañ bokk. cadre unitaire organisation établissement privé yu enseignement supérieur di dalal xelu ndongo yi naka noonu seeni waajur di xamle ni rekk dinañu def lépp ngir njàngale mi continuer année bi bañ a blanche loolu KUDOPES di xamle ni ñu ngi ciy liggéey ànd si ak ministère bi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi. Boubacar Dieng jërëjëf agsi nañu ci pàcc ga ñuy saytoo tolluwaayu coronavirus si diwaan yi ci Sénégal dañu koy tàmbalee sa Ziguinchor. asalaamaaleykum mu xayri baas Ziguinchor nag tey am na décès bu njëkk ci coronavirus ki nga xamante ne moo ñàkk bakkanam nag mooy ki nga xamante ne moo njëkkoon am transmission communautaire te ñu testé woon ko positif fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi weesu moom nag ab benn mag bu am juróom benn fukki at ak ñett la te dëkk ci quartier bu mag bi ñuy wax Lindiane moom nag ci bi tey ji àjjuma bi la ñàkk bakkanam bi benn waxtu di jot ci centre de traitement hôpital régional bu Ziguinchor moom nag mu ngi ñàkk bakkanam ci jamono bi nga xam ne famille yépp ñu ngi leen def en quarantaine ci benn hôtel décès bi nag mooy yóbbu ñi nga xamante ne mooy yóbbu lim bi ba ñett ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci Sénégal nekk na faatu bi nga xamante ne dina indi njàqare ci xelu askan wi nekkee ci diwaanu Ziguinchor nag tey am na ñaari cas yu bees yu coronavirus mu yóbbu lim bi si juróom benn ñi nga xamante ne am nañu lii di coronavirus bi mbas mi tàmbalee ba léegi si ñooñu nag am na ñett ñi nga xamante ne wër nañ am kenn koo xam ne ñàkk na bakkanam ak ñaar ñi nga xamante ne ñu ngi nekk sous traitement mooy ñi nga xamante ne tey lañ dugg. gouverneur région bi Guèye Diouf nag jël na ay mesures yu bëri ngir wàññi propagation virus bi ci biir dëkk bi moo tax tey dañoo seetlu ne marché yi Ziguinchor yëpp bi 14h jotee ñoom ñëpp dañoo tëj te wàllu transport bi tamit gis nañ ne lii di Jakarta yi dañ leen a tere yàpp ay clients lu mat juróomi fan a ngi nii amul benn Jakarta boo xam ne mu ngi yàpp ay clients ci biir dëkk bi ci wàllu tata yi aussi seetlu nañ ne am kii bi nu mu tuddee surcharge yi wàññi nañ ko presque léegi nombre bi nga xamante ne loolu la ministre bi waxoon moom lañ nekk di yàpp taxi tamit naka noonu mën nañ ne faatu bi nga xamante ne góor gi faatu na ko tey dina changer lu bëri ci comportement askan waa Ziguinchor Umu Xayri Baas loolu lañ amoon tey ñu ngi leen di nuyu. Assane Ba jërëjëf bu ñu jógee Ziguinchor dañuy dal dellu si fii si Ndakaaru dem ba Guédiawaye fekk fa Mamadou Lamine Fati. salaamaaleykum Umu Xayri Baas di la ziar bu baax a baax di wax ne rek ci point bu tey jile ñu ngi koy tàmbalee ci li ñuy wax cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañuy am feebar bi te duñu xam kan moo leen ko wàll ñu wax ne fii ay fan yi ci ginnaaw ñu gis ne am na ñu bari ku mu doon Pikine ku mu doon Guédiawaye ñi nga xam ne cas communautaire yi mu ngi ëppi dayoo lu gën a tiital sax askan wile mooy comportement yi mooy jikko yi nga xam ne ba tey jile
nit yi ñu ngi ko jóge wuñ fa maanaam di nuyoo wala di rassembler wu soo demee ci yenn marché yi vraiment nit yi dañ fay bari bu baax a baax loolu tax na sax ba ñi nga xam ne ñooy kilifa muy préfet yeeg sous préfet yu nu mel jël nañ ay mutuwaay di def sax marché bi tey su tijjee suba beneen marché tijji mais loolu yëpp taxul ne ba tey jëlee askan wi jikko bu mu doon def mu ngi koy def ba léegi-lée donc bi ñaareel bi nag ñu dellu si waat ci wàllum dem beeg dikk bi mu doon li nga xam ne problème bu mag la ci askan wi rawatina fii nga xam ne moo nekkee ci banlieue bi le ba tey jëlee ñi nga xam ne ñoo nekkee ci banlieue bi am nañu ay jafe-jafe ngir dem ak dikk benn day doon ci ñi nga xam ne mooy wàllum paas bi am na ñoo xam ne ñu bari dañoo yokk li nga xam ne mooy paas bi beneen bi su dul woon su yokk bi sax ñi nga xam ne ñoom la ñu war a parce que xam ngeen ne bu ñu jëlee wax ne dañoo wàññi dem beeg dikk bi dañ koy xoolaat oto yu bari li nga war a yëpp da nga ko war a xoolaat da nga ko war a wàññi maanaam kii doon yëpp 10 lañ la may kii doon yëpp 2 lañ la may donc loolu ba tey jilee des na ci wàllum askan bi am na ñoo xam ne suñ fa gisulee takk der dañuy def lu leen neex su ñëwee ba gis ne takk der am na fi ñu jéem a teg ci yoon donc loolu yëpp mu doon ay jafe-jafe yi nga xam ne day gën a yokk li nga xam ne mooy transmission communautaire bi loolu moo tax woote bu gën a am solo ci askan bi mooy ku nekk na nga jël say motuwaay ci wàllum set na nga jël say motuwaay ci wàllum pépp loo mënati def rek ngir mën a moytu feebar bi nit ki defay ko loolu nekkoon li nga xam ne mooy point du jour bi Oumou Khayri Bass di la jaajëfal bu baax a baax. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ñu daldi dem ba Ndar fekk fa Momar Alice Niang. jërëjëf Oumou Khayri Bass ci diwaanu Ndar nag nañu jàpp ni am na juróom-ñeenti prélèvement yoo xamante ni waa Kër Docteur jot nañ ko def yónnee ko ci Institut Pasteur mais nag résultat yooyu bi ñu ñëwee yëpp dafa daal di négatif. teewul nag ci terrain bi ba tey waa Kër Docteur ñu ngi topp ak di saytu doomu jàngoro ji di it digle ak di joxe ay tegtal ci naka la askan yoo war a mën a def ba moytu ko ba tey nag ci jàngoro ji di Covid-19 gouverneur bu Saint-Louis ànd ko ak préfet ak commissaire central ak commandant gendarmerie am na liggéey bu am solo boo xamante ni jot nañ ko def muy dugg ci marché bi nga xamante ni moo di marché tey jigéen doxantu waaye doonoon xool ndax ñii nga xamante ni ñooy ñëw ci marché bi di fa liggéey ak ña fay ñëw ci boppam di fa faj seeni soxla ña ngay dëppoo ak digle ak tere yi nga xamante ni waa Kër Docteur joxe nañ ko bañ ca pare nag wax nañ ñoom daal seen gis-gis gis nañ ni la ñu wax yëpp nit ñi ñu ngi dëppoo ak digle yi ak tere yi ñu rafetlu également liggéey bi nga xamante ni mairie bu Saint-Louis jot na ko def foofee nga xamante ni moo di ci marché ba ginnaaw marché bi commissariat central ñoom it am liggéey bu am solo boo xamante ni jot nañ ko def ci mbeddi Ndar yi muy nag fexe ba jël xale yi nga xamante ni ñoo di taalibe yi nekkoon di taxawaalu wala di yelwaan ñoom ñëpp ñu jël leen ngir nag fas yéene leen delloo ci seeni daara wala ci ñi nga xamante ni ñoo di seeni waajur soxna Oumou Khayri ci tënk daal loolu la ñu mën a jàpp ci xibaar bu jëm ci jàngoro ji nga xamante ni moo di Covid-19 fii ci diwaanu Ndar. Momar Alice Niang jërëjëf si noonu sax la ñuy ndax keppe bi la jotaayu xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf si teewlu gi si kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen ci ànd ak Adama Anouchka Ba jërë ngeen jëf.